mbokk yi jërë ngeen jëf si ànd beeg ITV daleen ak jàmm ci bile jotaayu xibaar bokk na si lu si gën a fës ci bésu tay bi am na yeneen fukki nit yu am coronavirus fii si Sénégal si ñoom ñooñee nag juróom yi dañu leen kaa wàll juróom yi ca des dañu ko jëlee ci dëkk bi am na nag fukki nit ak juróom yu wér suñu sukkandikoo ci docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye jiital santé publique dañu teewlu ay kàddoom ci biir xibaar yi. solum masque dafa doon lu mënta ñàkk ci yenn bërëb yi loolee nag mooy dogal bi jëwriñ gi ñu dénk wàllu kaaraange bi réew mi jël mu tàmbali ni ki tey ji waaye nag suñuy ndaw la ñu nemmeeku mooy ne sàmmonte wuñu ak loolee ci yenn bërëb yi solum masque yooyee sax dafa doon mbégte tailleur yi ñoom ñi ci ñëw ay junni daañu ko waxtaanee ci Ndakaaru ak ci Kaffrine. gannaaw coow li jiboon ci ndimbali ñeel ceeb bi ak laaj yi samp woon tey nag kilifa yi yor wàllu kaaraange dund gi ànd nañoo ak taskatu xibaar yi ba port bu Ndakaaru ngir ñu teg gët liggéey gi nga xamante ne jot nañu ko amal. mbokk yi daleen ak jàmm ci bile jotaayu xibaar ni ma leen ko waxee ci boobu ba Sénégal am na yeneen fukki nit yu fi am coronavirus ci ñoom ñooñee nag juróom yi dañu leen kaa wàll juróom yi si des dañu ko jëlee ci dëkk bi am na nag fukki nit ak juróom yu wér suñu sukkandikoo ci docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye njiital santé publique ñu teewlu ay kàddu. tey altine di ñaar fukki fan ci weeru avril 2020 ministère de la santé et l'action sociale jot na lim bii ma leen bëgg a jottali ci ñaar téeméer ak juróom-ñett fukk ak benn yi nga xamante ne saytu nañ ko fukk dellusi nañ si ak doomu jàngoro ji muy juróom yi nga xamante ne moom la ñuy wax cas contact mooy yi nga xamante ne moom la ñuy saytu si suñu bërëbu liggéeyukaay yi juróom yi nga xamante ne ñoo des ñu ngi jóge ci li ñuy wax transmission communautaire maanaam ñi nga xamante ne kenn xamul fan la ñuy jëlee wàllante bi ci ñi nga xam ne ñoo tëddoon hôpital te ñu leen di seet di leen di faj fukk ak juróom ci ñoom biñ leen saytoo gisatuñu ci ñoom doomu jàngoro ji mooy wane ne wër nañu ñi nga xamante ne ñoo fa des seen wér-gu-yaram mu ngi ànd ak tan bi nga xamante ne mbas mii ñuy wax Covid 19 dugg na ci suñu réew ba léegi. ñu ngi toll ci lim bii ñetti téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar yi nga xamante ne ñu ngi ànd ak doomu jàngoro ji ci ñooñu ñaar téeméer ak fanweer ak juróom ñoom wër nañu juróom ñoo ci génn àddina benn lañu delloo ci réewam ci li des ci ñi leen di faj ñu ngi toll ci téeméer ak fanweer ak juróom benn waaye ñu bëgg leen wax ne ci niñ ko waxee woon ci fan yi ñu weesu suñu dëkk amaat na ñaari doomu aadama yi nga xamante ne génn nañ àddina ci diggante dibéer bi ñu génn ak altine tey bi ministère de la santé et action sociale ñu ngi gën a ñaaxaat askan wi ngir ñu topp diglante yi nga xamante ne moom lañ leen wax ngir ñu bañ a am jàngoro ji te jàngoro ji bañ a law fii ci Sénégal. léegi nag solum masque dafa doon lu mënta ñàkk ci yenn bërëb yi loole nag mooy di dogal bi jëwriñ ñu dénk wàllu karange bi réew mi daal di jël mu tàmbali ni ki tey jii waaye nag suñuy ndaw la ñu nemmeeku mooy ne ci yenn bërëb yi sàmmonte wu ñoo ko dogal bu ni mel Baba Ndiaye Augustin Mandon. oto yaa ngi dem ak dikk ci suba gi ci rond-point Sam waaye fii liñ fi nemmeeku mooy dogal bi kilifa yi jël ñu néew ci askan wi ñoo sàmmonteeg moom Moustapha Fall di woo ay naataangoom ñu tënku ci biir dogal. waaw loolu moom c'est pas normal mais état bi moo war a jël ay responsabilités am proposer nit ñi takk ko comme ni ñu defee couvre-feu bi ndax ñun ñëpp respecté nañ ko. ci marché Tilène seetlu gi benn la dogal bi ñu bëri respecté wuñ ko ba tax mairie bi teg ay ndawam ci marché bi ngir askan wi mën ko jëfee. waaw xam nga nit ñi rek toujours dafay am ñoo xam ne dañuy négliger yenn décision yi te xamuñu ni sax décision yi ñoom lay protéger en fait donc mais nous en tant que agents municipaux quand même ñu ngi ciy wax ak ñenn ñi. ñu ngi leen di wax ni quand même ñu ngi contrôler di leen wax ni en même temps yenn ñi da leen sol seen masque ñi amul masque ñu leen wax ni au moins am na ñuy jaay masque fii mooy masque artisanal yi am na ñu koy jaay acheter ngeen takk ko donc mu ngi noonu quoi on est en train quand même de appuyer le ministre de la santé dans l'affaire quand même. Ahmed Nguer di naqarlu dogal bi nga xam ne kilifa yi jël nañu ko la muy sàkku koy ci askanu Sénégal mooy ñu delloo suñu bopp ci borom bi. réew du demee noonu ku nekk da ngay am sa liberté bopp da nga am sa vision des choses am sa concept. nañu bàyyi nit ñi ñu dund seen dund yàlla ku muy jël du la tàggu
na mu lay jëlee itam doo ko xam nañu delloo ci xel ci kii parce que lii yëpp c'est pas sérieux tëj jumaa yi tëj église yi dootoo déggati benn sonnerie de cloche. mesures yi di gën a bëri ngir tere jàngoro gi law ci biir réew mi même bu dee sax ñi ko jëfee néew na lool ci yenn bërëb yi waaye askan wi yëpp xam nañu musiba bi jàngoro bi mën a indi ci réew mi jamono ji sunu réew di Sénégal am na 200 nit yu amee jàngoro gi 200 wér ci 151 nekk ci traitement juróomi nit ñoo ci ñàkk seen bakkan kenn ñu rawale ko ci bitim réew. Baba Ndiaye solu masque yooyu sax dafa doon lu nga xamante ne tailleur yi dañ ciy gis seen bopp ndax ñoom kat am na ay commande yuñ ciy jot ñeneen ñi sax di ñaw di jaay ñu daal ci ànd ak Mamadou Lamine Fati. sol ay masque di ndogal bi nga xam ne ñëpp war nañ koo def lu nu mel def na bu baax a baax mbirum tailleur yi le ay fan a ngi nii tailleur bi le liggéeyul ndogal gi le def na bu baax a baax ay mbiram. fenn la baaxee mooy si toog bi ñu doon toog. toogaay bi boo xoolee amul benn sens parce que dañ naan weer bi passé yëpp dañ ko toog defuñu dara léegi nag ba ñu commencé ñëw max yi moom tooguñu machine yëpp ngi daw mais max yi mënoo koo jaayee benn prix bi parce que masque bu pharmacie di jaay ak bu ñuy defar bokkul léegi bu ñu tollawee prix rek client yi duñ ko jënd mais du taxaw nag du taxaw parce que nit ñi sol nañ ko comme instant bi max obligatoire la benn côté moom moo ngi dox. nit ki le dafa yere mercerie moom saay su ne day def ay commande masque ngir ay clientam mbir mi le dox na bu baax a baax ci wetam. bañ ko dalee def ba léegi ngëneel rek lañ ciy gis macha allah te sama waa kër yëpp defal naa leen ay masque pour aar leen waaw nit ñaa ngi ñëw bu baax a baax waaw mu ngi dox bu baax a baax macha allah masque 200 francs passants yi dañuy jënd dëkkandoo yi dañuy jënd. bés bu ne tailleur bile dina defar lu ëpp juróom fukki masque lu nu mel mënu koo indil xaalis bu baax a baax waaye de moom da koy def di ko maye rawatina ñi nga xam ne ñoo koy commandé. ñun téere tey suñu yitte mooy ñu ñëw jël ay masque defar ko lu bëree bëri am ñoo xam ne dañ koy jaay mais am ñoo xam ne ñun moom lañ koy maye parce que bët ki dem vraiment si doon defar lu bëri moo ko mujj maye quoi te bëgg naa tey defaraat yi ren mayaat ko encore. parce que lu dimbale askan wi la quoi Sénégal lépp ñëw war a nekk waruñ koo jaay quoi lépp lañ ko war a mën a defar ak maye ko quoi. tey lu mu bon war naa mën a defar 50 masques parce que day jël temps quoi dagg beeg yooyu fekkee toog rek la moom mën na ko ëpp sax mais da ko war a dagg teg ko su machine bi mooy loolu day jël temps quoi. feebar bi di coronavirus doon na li nga xam ne tijjil na ay buntu yu neex a neex tailleur yi le ndogal bi ñu jël ne ñëpp dinañ mën a sol masque doon na li nga xam ne lu nar a doxal mbirum tailleur yi le. Mamadou Lamine Fati ca Kaffrine tailleur yi nag dañ fa war a ñawal lu toll ci 5,000 masque askan wi ba tax na nag ñu sëgg rek ci liggéey bi ngir mu gaaw dañ ci daldi teewlu suñu envoyé spécial ca Kaffrine di Amago Robert Niang. machine yi di tourner saa su ne te duñ taxaw atelier tailleur yu nekk fii ci marché bu Kaffrine soppi xar kanam lu ko waral tailleur yu diwaan bi yépp taxaw temm ngir defar 5,000 masque ci diiru ayu bés mu di commande bu leen conseil départemental bu Kaffrine jox laata sax ministère de l'intérieur di jël ndogal. ku nekk xam na 5000 masques nga war ko liggéey ci une semaine kooku liggéey la laaj ak farlu moo tax ak couvre-feu bi moo tax daanaka 8 heures la ñu xëy wàcc 16 heures ndax 16 heures la ñu préfet wax décret bi pour ñuy wàcc 16 heures moo tax ci ñetti fan rek daanaka liñ ci liggéey rek daanaka ñu ngi bëgg a liggéey ñetti fan rek liggéey nañ xaaj. seen liggéey bi nag équipe bu nekk ak pàcc buñ la dénk bu ñii di dagg ñeneen ñi di ñaw ñële di paqueté lépp nag ngir commande bile mën a gaaw a dem. waaye laata ñuy tànn tissu bi ñuy defaree masque yi lee ñoom ñu ngi ñuy xamal ni dem nañ ba ci médecin chef bu diwaanu Kaffrine mu saytu ko bu baax. waaw parce que tissu bi biñ koy tànn dañoo jël ñaari qualité tissu bi ñu jëlee ñaari qualité tissu yi ñu ne léegi bala ñu ko liggéey di ko jox askan bi nañ ko coytu parce que ñun xamuñ loo xamante ni lu kii la xam nañ lu rafet xam nañ lu baax mais xamuñ qualité bi nga xam ne moo gën ci santé nit ñu yóbbul ko préfet xool ko nañu nag xamu ci dara mais daf ñu boole médecin chef bi Ndeye Maka Kane bi ñu demee wan ko moom itam mu rafet lu baax li nga xam ne moom lañ def mu ne jël leen bii nii mooy bi nga xam ne moom moo gën
mooy jël leen bii nii bi nga xam ne moom moo gën bii ma ngeen koo defar même buñ ko soxlawul sax moom dañ ko yàlla def même 3 jours. si fàttali calu masque doon na lu ñu sañta bañ nega ni altine bii ci Sénégal rawatina ci yenn ci ay bërëb yu ci mel ni marché yi wala service public ak yeneen waaye fii ci diwaanu Kaffrine tailleur yi nelawatuñu seen yitte fàggu askan yi fi yeewoo ay masque ba ñu mën a fagaru bu baax ñeel masum coronavirus. Amadou Robert Niang jërëjëf dañuy àddu jëme rek ci séddale gu ñuy séddale ndimbal li ñeel dund gi xam ngeen ne loolee nag coow jiboon na si ay laajte sampu ca tey nag kilifa yi nga xamante ne ñoo yore wàllu karange dund gi ànd nañoo ak taskatu xibaar yi ba port bu Ndakaaru ngir rek ñu gis liggéey bi nga xamante ne jot nañ kaa def Cheikh Sall moo ñu fa teewaloon. séddaleem dund mi ñu ngi koy waaj bu baax a baax fii si port autonome bu Ndakaaru ay saaku ceeb yu bëree bëri lañ fi dajale. commissariat bi yor wàllum sécurité alimentaire takk der yi di ay gendarme ñoom ñu ngay coordonné si lu njëkk ay junni tonnes yoo xam ne moom la ñu war a wasaare si région yi si Sénégal. ceeb baa ngi nii camion yaa ngi di ko chargé di ko yóbbu si région Sénégal lépp te lépp lu ñuy def ni ngi koy def ak en rapport ak l'armée ak gendarmerie ñu ngi leen di remercier bu baax a baax ñu ngi ñuy jàppale du ñu indil ay jàppale si ay camion du ñu jàppale si logistique bi du ñu jàppale si xalaat du ñu jàppale aussi si sécurité bi yóbbu tamit ceeb bi si région du Sénégal yëpp. tey fii ñu nekk nii de tey 15 786,5 tonnes yóbbu nañ ko si région Sénégal. opération bi mosul am si Sénégal mosul am Afrique yéen ñi mosul am lii opération boo xam ne mi ngi jëkk am su àddina bépp gisal ngeen ni seen bopp ceeb yaa ngi nii ceeb baa ngi nii camion yaa ngi nii tey fii ñu toll nii ñu ngi commencé di si 15 785 tonnes fale bon d'expédition yi balaa benn camion di génn fii. dana am këyit boo xam ne bon d'expédition la CSA dana ko signé gendarmerie signé ko ñu escorté ko ba mu destination bu àggee si destination boobu gouverneur dana taxaw wala préfet wala sous préfet gendarmerie ñëpp ñu taxaw ñu réceptionné ko. ab ceeb boo xam ne dina si toftalul tolloog fukki liitaru diwlin fukki kilo yu pat fukki kilo suukar ak fukk ak juróom-ñetti gorsu saabu yoo xam ne dinañ ko jox njaboot gu nekk muy ak dund goo xam ne nag ñu ngi ko teg si kilifte fukk takk der yi nga xam ne ñoo ko war a jox askan wi. ñun suñu rôle ci biir yëf yi mooy lan mooy dimbali le ministère pour mettre en place les denrées naka dañuy jox ministère ay oto ay camions de transport logistique tey jox nañu ministère une quinzaine de camions yoo xam ni bis bu ne mën nañ transporter 1200 tonnes loolu lu rëy la. directeur bu commissariat à la sécurité alimentaire di dëggal ne réewum Sénégal ñorewu fi lu doy loo xamante ni bii dinañu mën a jox ak dund comme ni mu waree askan wi yëpp loola waral nag ñu daal di dem jëggaani bii la ceeb sa biti réew ngir mën koo jox askan wi ba ñëpp mën see jotandi jamono ji nga xam ne ñu ngi nekk ci mbas mi te ñëpp war a toog seeni kër. Cheikh Sall askan wi dëkkee ca Fass Gueule Tapée Colobane ñoom it mairie bi daal dina leen jagleel ndimbal ñeel wàllu dund gi la mu si def si koppar toll si téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñaari million ngir rek jàppale ko ñi nga xamante ne seen loxo jotul seen gannaaw ak itam ñi nga xamante ne yenn ci ay kër lañu gàlloo wàllu paj mi Boubacar Dieng ma falfal. mairie bu Gueule Tapée Fass Colobane dugal loxam ci xeex lii di coronavirus loolu mu ngi ko jaare ci ak ndimbal gu mu jox askan wi ci ay denrées de première nécessité. bi nga xamee ne mbas mi dugg na ci dëkk bi autorité dëkk bi jël décision wu jàppale nit ñi ndax dañ leen fat ci seen kër ñu ci ëpp te génnuñu ñun suñu commune dañu décidé woon depuis assez longtemps trouver solution yoo xam ne dañuy jàppale suñu population. li wóor mooy état bi dinañ jàppale mais ñun dañu jëloon décision jàppale suñu ñëpp tax loolu la ñoo def. Finalement, nous avons débloqué une certaine somme d'argent qui nous a permis d'acquérir ay produits yu xaw a bari. boroom kër yi nit ñi nga xam ne dañuy dund ak laago naka noonu ñuy liggéey ci l'hôpital yi ku ci nekk dinañ la jox juróom fukki kilo ceeb dëwlin juróom paquet suukar saabu naka noonu ay détergent ngir dimbali leen ci xeex li di coronavirus. ceeb diggañ leen juróom-ñett fukki tonnes. diwlin suukar saabu yi ñëw yëpp te nit ñi soxla ko wut nañ ci lu bari andi ko produits hygiéniques yi lu bari mu ngi fi ba ñu fas yéene woon ko distribuer population yi loolu moo taxoon ñu ñëw tey ñi nga xamee ne ñoo gën a
ñoo ko du ma wax ñoo ko gën a yeyoo mais ñooy ñi nga xamee ne ñoom la ñu war a jëkk a jukki moo doon handicapé yeeg bàjjenu gox yeeg ñi nga xamee dañu sonn trop ci population yi te ak ñi liggéey ci hôpital bi te xam ne ñoom toujours ils sont en face dañuy jàkkaarloog noonu bi ñooñu dañuy jëkk a jukki ba ñu pare mais ñu lancé officiellement mais Gueule Tapée dès demain le premier adjoint à côté de moi dina jël wàllu Gueule Tapée di ko def ci magasin yi bu ñu paree seen distribution seen liste yi d'ici la fin de la semaine ils vont procéder aux distributions. ngir nag séddale gi jaar yoon waa mairie bu Gueule Tapée Fass Colobane taxawal ñetti comité de pilotage lii rek ngir transparence ak yemale am ci séddale gi. distribution bi ñun ni ñu ko defee dañu créé woon depuis assez longtemps dañu créé woon ñetti comité benn comité Fass benn comité Gueule Tapée benn comité Colobane comité bu nekk benn adjoint maire moo koy présider mais gox bu nekk ak spécificité Gueule Tapée am na nu mu organisé maire Babacar Diop moo ko organisé na ko ba divisé na Gueule Tapée ba gox bu nekk daañu fa dem incha allah ku gisagul boppam it na xam ne mu ñu ngi ñëw. Fass aussi def nañ même chose ñoom defe naa divisé nañu Fass sax 7 Fass ñu ngi dugg ci biir gox bi ku déggagul turam it na xam ne dina ñëw Colobane ñoom it noonu lañ def ku nekk ni nga bindoo créé nga le nombre de sous comités yi nga xam ne moo la arrangé ngeen nekk ci te yaakaar nañ ne bu ñu paree li ñu doon wax moo ci nekk ñoom dinañ ko distribuer te duñu xaaj ak seen dañ koy distribuer képp ku ko yow dina ci jot incha allah dinañu góorgóorlu ñun en tout cas Fass Colobane Gueule Tapée mooy suñu engagement du doon mukk une distribution politique incha allah. téeméeri million ak juróom-ñetti fukk ak juróom-ñaar moom la mairie bu Gueule Tapée Fass Colobane génni ngir jàppale askanam ci xaarandik aide alimentaire d'urgence bi nga xam ne njiitum réew mi moom lay amal. addu jëmee ci wattaayu koor gi ci jamono gu nga xamante ne woppi coronavirus mi ngi ci réew mi ca Touba Mbacké ñi nga xamante ne ay Baay Faal lañu ñoom ñoo ngay sàmmonteeg ay digley kër docteur ba tax na ren ji ñu fas yéene soppi nañu doon mayee ndogu yi ci biir weeru koor gi ndax ñoom kat Baay Faal yi lee xam nañu xel ne ndaje mbooloo dañu koy tere Gora Ndaglo Thierno Faye. ci Touba naka noonu ci Mbacké ñi di njabootu Baay Faal yi indi coppite ci doxalinu ndogu yi ñuy amal at mu jot ci weeru koor gi bu ñu sukkandikoo ci Cheikh Amiri Diall mi xamle ni coronavirus di mbas mi moo fa jaar te it di jamono ju ñuy aaye bépp rassemblement. ndigal li moom danañ ko def ndax Serigne Touba moo ko digaloon suñu maam waaye fi jamono toll tax nañu soppi lépp daanaka ndax fii bu ngeen fi daan ñëw waxtu wi da ngeen fi daan fekk ay nag ak gileem ñu yeewee. waaye loola dafa soppeeku ren dañuy jël liggéey bi def ko lépp ay ginaar ndax moytu jaxasoog mbooloo mi dañ ko daan togg mbooloo di fi daje mbooloo ànd yóbbu ko jébbale ko àndaan ñëw waaye loolu yépp ren dañ ko soppi li waral ñu soppi ko itam mooy li xew mooy mbas mi am ci àdduna bi yépp loolu moo tax ñu fas yéene jëfe ndigalul sëriñ bi ci loolu niñ ko fas yéene defee ren nag mooy ay ginaar la ñuy wut lépp lu ñu daan wut ci giléem wala ay nag dañ koy xayma lu toll noonu ci ay ginaar. mu di occasion ci Cheikh Amiri Diall muy sàkku it ci taalibey murit yi ñu topp digalu kër docteur yi. ndigal yi ñu docteur yi jox na ci ñëpp tënku respecté ko ndigal yi ñu sëriñ si jox. mooy daje yu bari yi da tax jumaa yu bari ñu tëj leen loolu itam dañuy bëgg ñëpp respecté ko ndigal yi état yi joxe itam ñu tënku ci parce que yaakaar naa réew noonu la war a doxe liggéey bi li muy rëy fukki soxna yu takku la ñu jël ci lépp lu ñu docteur wax dinañ ko respecté incha allah. ci lu yees ayu bés koor gi dëgmal tombek jamono ji wàllantey coronavirus di gën a wéy ci Touba naka noonu ci Mbacké. Gora Ndaglo ba tey xibaar yu soxal Covid-19 PAM kuréel gi nga xamante ne moo di programme alimentaire mondial moom fas yéene na taxaw temb ci ndimbal li ndax moom kat la mu xamle mooy dafa fas yéene wéyal ay yëngoom ñi nga xamante ne tàmbali na koo def ndax ci fàttali jàppaleen rek ne lu toll si juróom-ñett fukk ak juróom-benn million ci doomu aadama ñooy xaar ndimbal loole ba tax na nag ñu mën cee teewlu ki nga xamante ne nag mooy explication yu ñu ci jox di Elisabeth Bers yore kàddu PAM ñu teewlu ko ci jokkoom ak Alassane Samba Diop.
Il nous faut absolument pouvoir transporter le personnel humanitaire. war nañoo mën a yóbbu personnel humanitaire su ko defee ñu mën a dem Afrique de l'Ouest def fa seen liggéey muy dimbali waate moo tax pont aérien dina jóge Genève dem Rome taxaw fa foofu nga xamante ni programme alimentaire dafa am sax ab quartier général daal di fay jëlee ay passagers ñooñu jóge Rome ak Genève danañu leen yóbbu Afrique ngir ñu mën faa amal seen liggéey. Transportés dans les pays d'Afrique de l'Ouest où ils doivent exercer leur mission. ndax personnel boobu dañ ñëw pour renforcer personnel sanitaire bi nekk fii. Ce sont des personnels qui peuvent être des personnels logistiques. mën naa nekk ay personnel logistique sanitaire humanitaire day aju rek ci soxlaas dëkk bu nekk. Ça dépendra des besoins et des missions et des besoins de chaque pays d'Afrique de l'Ouest. opération bi kañ lay commencer. Nous pensons la démarrer dès que au plus vite. yaakaar naa ni dinañu ko door suñu jotee rek autorisation dëkk yi ñu war a dem te dina tax ñu mën a fàtt ñàkkum avion commerciaux yi ak itam vol commerciaux yi dina tax ñu mën a gën a efficace waaye itam ñu mën a yóbbu personnel yi nga xamante ni dañoo bëgg a ñibbi te bàyyeekoo Afrique de l'Ouest. Qui aurait besoin de rentrer également depuis les pays d'Afrique de l'Ouest. ci jamono ji nag bari na lool ay chaîne télévision moo xam ci privé wala ci public yu nga xamante ne dañoo soppi seenu programme beral ci loxo nag ndongo yi di leen amal ay cours à distance loole nag groupe E-Media Invest desu si gannaaw te lu ni mel nag kilifa yi bàyyi nañ ci xel rawatina njiitu réew mi Oumar Kane Mafalfal. ginnaaw bi ñu tëjee l'école yi chaîne de télévision yu bëri indi ay coppite ci seeni programme di ci amal ay cours à distance. émission e-école bu groupe E-Media nekk émission bu njiit yi rafetlu. président Macky Sall bi mu jëlee décision arrêté njàng mi yéen ci seen groupe bi da ngeen naa dégg appel bi taxaw nekk benn am benn initiative bu ngeen créé fii benn émission boo xamante ne da ngeen ci jàngale émission boobu tudd e-école. loolu vraiment nekk loo xam ne lu rafet la lu baax la lu ñuy rafetlu la te ki nga xamante ni président Macky Sall mooy président Macky Sall également mu ngi koy suivre di ko rafetlu moo taxoon ma ñëw tey pour jaajëfal leen. waaye télévision ak internet nekk na loo xam ni ñëpp amuñu ko ba tax conseiller technique bu njiitu réew mi yaakaar ni loolu lu ñu mën a saafara la. dëgg la am na internet bi technologie bi waaye am na aussi basse technologie boo xamante ne peut-être télévision bi la rajo bi la am na foo xamante ne amul technologie du tout ñooñu nag mooy ñi nga xamante ne ñoo xaw a jafe waaye daal am naa yaakaar ne support papier yi ak yeneen initiative mën na permettre ñoom aussi ñu mën a jot ci cours yi ba nga xamante ne dinañ mën a taaxirlu le temps que cours yi di reprendre. njiitu réew mi di xaarandi plan de sortie de crise bi nga xam ni jëwriñ bi yor njàng mi ak njàngale mi war na ko jox mu nekk plan boo xam ni war na tax ba élèves yi dellu ci classe yi le 4 mai. ñu àddu jëmee ci wàllu gàncax gi xam ngeen ne loi bi nga xamante ne moo soxal wàllu aar ak wàññi lépp luy jëyee yu yenn xeetu plastique yi mën a def Abdou Karim Sall di jëwriñ gi ñu dénk wàllu googee daal dina si àddu xamle rek ne daañu ci andi ay woyefal waaye nag mu daal di xamle itam ne woyefal googee ñi nga xamante ne nag moo di yenn mbuus yi nga xamante ne benn yoon rek la ñu koy jëfandikoo bokkuñu si ñu teewlu Abdou Karim Sall. Il y a la loi 2020-04 bi nga xam ne. ginnaaw bi ko Assemblée nationale voté le 30 décembre 2019 président de la République daf ko promulgué le 8 janvier ci loi bi dañu ne dafa war a entrer en vigueur 3 mois après sa publication au journal officiel bi ñu ko publié nag c'était le 20 janvier donc mu war a méngoo 3 mois yi war a correspondre ci li nga xam ne moom mooy le 20 avril bi nga xam ne moom lañ nekk tey loolu waral mu am situation boo xam ne bi ñu nekk situation pandémie bi mu am ay décisions yoo xam ne jël nañ ko bien sûr loi bi bu duggoon en vigueur tey normalement am na ñoo xam ne am na ay activités yoo xam ne dafa waroon taxaw mais président de la République dafa am programme boo xam ne sumb na ko mooy programme bi nga xam ne daf ko tuddee résilience économique et sociale mu am banqaas boo xam ne dafay jàppale le secteur privé donc loolu tax na am na benn partie bi nga xam ne loi bi daf ko concerné woon mooy les sachets mbuusu ndox yi
ak mbuusu glace yi xam nga tey boo seetee normalement dans quelques jours war nañ dugg ci mois de Ramadan bi te ñëpp xam nañ ne weeru koor bi dañuy jëfandikoo lu bëri ndox rawatina ñi nekk ci kaw gi ak mbuusu glace yi looloo waral ñu ne dañuy teggi tànk ci wàllu mbuusu ndox yi ak mbuusu glace yi ba keroog ki nga xam ne daf ñu gane si mooy mbas mi mu jóge ci réew mi waaye yeneen partie yëpp yi nga xam ne dafa concerné woon loi bi maanaam sachet yi nga xam ne moom mooy benn jëfandikoo yi mooy sachet à usage unique yi dañ koy tere à partir du moment où loi bi nekk na en vigueur. Abdou Karim Sall doon nekkoon rek kenn ci ganu ki nga xamante ne moo di Alassane Samba Diop si seen émission Dakar Direct spécial coronavirus beneen ganu Alassane Samba Diop di Adams Tidjani moom daal di xamle rek ne coronavirus andiwul ay lorange ci wàllu gàncax gi yeneen i leeral itam jot na ko ci andi ñu teewlu ko si jokkoom ak Mouhamed Kandji. waaw mbas mi nag boo seetee tey nu waxante dëgg tax na ba tey ji environnement bi dellu na place am loo xam ne bu yàgg-yàgg daaw nu ko woon gis maanaam en terme de pollution léegi ñu ngi koy commencé gis loolu yëpp lu tax mooy nit ñi lu ñuy toog seen kër lii mooy wane ni dégradation environnement nit moo koy def du keneen donc loolu buñ si bàyyi xel war na ne après mbas mi naka na nu mën a xalaate suñu développement est-ce que war na nu continuer di def lu ñu doon def wala ñu xool ñu changer suñu comportement suñu empreinte carbone est-ce que war nañu continuer di ko loolu yëpp war nañu ko mën a teg sur la table et je pense que tey jii les pays en voie de développement ñoom ils sont à plus à même mettre en place genre politique yooyu war nañu xalaataat suñu développement ça c'est sûr et je dis toujours war nañu méngaloo économie ak environnement ça c'est important économie mënul dox rek di dundee ci kaw environnement il faut que ñaari ñu mun a ànd. et loolu mën nañ ko jaaree ci li ñu tuddee création emploi vert. mais absolument parce que de toute façon buñ si nekkee automatiquement on va vers la création d'emploi vert si nii ba si ne tey jii ñoo xam ne am nañu ay emploi seen entreprise li ñuy woowee moom lay anglais greenwashing da ngay gis on va créer des emplois verts à partir de nouveaux mécanismes yoo xam ne méngoo na ak environnement et ça c'est important. ci gëstu bés bi tey dañ leen di yóbbu ba Kidira daal di leen xamle ak beneen anam bu nga xamante ne mënees na ko fóote ña koy amal nag di ay doomu Mali nekk ci fleuve Falémé xamle rek ne ñoom nag nañuy fóotee sax dafa doon dañuy tegle yére yi te nag ay njëg yu yomb rek lañ ciy def Oumar Kane Barasso. lii ngeen di gis ay pressing la fii amul machine à laver paan yi itam daanaka duñ ko jëfandikoo ndox mi ñuy fóotee sax daanaka setul méthode bi lu simple la tegale yére yi tooyal leen ba noppi di leen fóot ak njàmpe ak saabu mu nekk technique boo xam ni day setal yére yi bu baax. li may jëfandikoo mooy omo ndox ak eau de javel yenn saa yi ma boole ci saabu boole kook sama doole bi ma xam ne moom laay bombee yëre yi le lii su ma jógee ci loolu damay jël yëre yi ma weer leen ci naaj gi su ma yeggee sama kër ma doogaati leen di paase tegale gi may tegale yëre yi nag moo may jàppale ma mën a xam ku nekk buy bosam yére yi su fekkoon dama doon jël ay paan di leen di fóot dafa nekk loo xam ne day yéex loolu fii nii loolu jigéen ñi ñooy ëpp ñu koy def ñun ñi góor ñi méthode bii la ñuy def te mën naa la giiñal ne yére yi suñu noppee set wecc la ñuy def. li wutee pressing yi ak yi nekk ci ville yi nekkul rekk ci méthode bi ñuy fóotee mu ngi itam ci tarif yi ndax fii pantalon ñu ngi koy fóotee $20 chemise ñu koy fóotee $10 paase bi itam $10. am nay clients yoo xam ne dinañ fay normalement am na ñeneen ñoo xam ne nag moom dañ lay dawloo tarif yi moom su fekkee ne dañ koy xool su fekkee dañuy fóot kese ab chemise $10 la su fekkee ne ab pantalon la $20 la liiti pantalon bi ak chemise bi da lay yegsee ci $100 su fekkee dañ ciy boole repassage day nekk $40. fóotkat yi ñoom ñëpp Mali lañu jógee toog fii ci Kidira di amal seeni activité 3 ba 4 yoon ci semaine bi ci ambiance bu am solo. Oumar Kane jërëjëf agsi nañu ci pàcc ñuy sayto tolluwaayu coronavirus ci diwaan yi ci Sénégal tey nag dañu koy tàmbalee sa Guédiawaye ànd si ak Mamadou Lamine Fati.
salaamaaleykum Oumou Khayri Bass di la ziar bu baax a baax di la dalal jàmm fii ci Géejawaay di wax ne rek point tey bile ñu ngi koy tàmbalee ci li nga xam ne mooy cas communautaire yi donc suñu waxee cas communautaire mooy ñi nga xam ne dañ koy am te xamuñu fan lañ ko jëlee lu nu mel mu ngi jaaxal bu baax a baax askan bi nga xam ne moo fi nekk ñu wax ne rek nekkin bi ak dundin bi nga xam ne askan bi da ko tàmm di def ci dara amul moom ba tey jilee askan googule mu ngi koy tàmm mu ngi koy wëyal di ko def bu baax a baax muy ay nuyoo muy ay toog di daan naan ataaya soo génnee ci biti doo ko gis waaye soo duggee ci biir quartier yi da ngay gis ne ay jikko yu nu mel ba tey jilee askan wi changé wu ko te lu nu mel tiital na bu baax a baax askan gi nga ne xam ne moo nekkee ci si Géejawaay rawatina fii nga xam ne dañ fa gis ay cas communautaire ay nit yi nga xam ne dañoo am doomu jàngoro jile lu nu mel nag vraiment suñ ko bàyyiwul askan bi ñu ci bari dañoo wax ne feebar bi mën naa law donc loolu moo tax ñu bari di woote rek ñu xoolaat jikko yi soppewaat jikko yi ndaxte naam feebar baa ngi fii loolu war na mën a pousser askan wi war na mën a tax askan bi ba mu changé yenn jikko yi donc ba tey jilee jikko yooyu changé gul bu baax a baax ci li nga xam ne mooy askan bi beneen mooy li nga xam ne dañuy wax ne dañuy sol ay masque ba tey jile ñenn ñu bari ci askan bi lee sol masque boobule jaaxal na leen wala ñoom sax bëggatuñ ko def yàlla suñuy génn pour dem marché dinañ ko def wala suñuy dugg oto dinañ ko def waaye suñu xasee ba dem seeni koñ wala dem seeni kër lu nu mel day am jafe-jafe bu baax a baax ñu def ko ba tey jile da ngay gis ñoo xam ne dañuy toog seeni buntu kër bari fa wala di dem maanaam di dugalante te kenn si ñoom du si sol masque te lu nu mel nag mun na tax ba li nga xam ne mooy feebar mu law ñenn ñi sax wax nañ ne nguur gi moo war a génnee xaalis jënd ay masque jox ko askan wi le lu mu mun ci doon ku nekk rek war na mën a xool ne lan laa mën a def ngir situation bi mun fee jóge loolu la ñu amoon tey ji indi ko ci point du jour bi di la jaajëfal bu baax a baax Oumou Khayri Bass. yow itam ñu ngi lay jaajëfal Mamadou Lamine Fati bu ñu jógee Géejawaay dañuy dal di làgg ba Kaolack fekk fa Modou Sène. ñu ngi leen di nuyu téléspectateur ITV point coronavirus fii ci région bu Kaolack tey nag dañu rek dellu si waat ci ndogal bi nga xamante ni ministre de l'intérieur jël na ko aju ci ñëpp di sol ay masque ci bërëb yi nga xamante ni mbooloo dafay daje loolu nag fii ci diwaanu Kaolack kilifa yi jaarale ko ci comité régional de gestion des épidémies nga xamante ne ni gouverneur moo ko jiite daanaka mën nañoo wax ne jëloon nañu sax li nga xamante ni moom mooy les devants ndax ci ay bés yu ñu gën maanaam ci njeexintalu semaine gi gis nañ ne gouverneur ci kaddu yi mu yëkkati daal na fësal ne am na li nga xamante ni lu toll ci ñetti junniy masque yoo xamante ni commandé nañ ko ci tailleur yi fi nekk yi nga xam ne ñoo di ñawkat yi ngir rek jébal ko askan wi gratuitement loolu nag liñ ci jublu mooy fexe ba généraliser li nga xamante ni moom mooy port des masques ndax gis nañ ne li nga xamante ni mooy cas de transmission communautaire yi commencé naa bëri ci yenn ci ay gox yu nekk ci biir réew mi même bu fekkente ni sax Kaolack amul benn cas boo xamante ni confirmé nañ ko ci coronavirus terewul kilifa yi bëgg a jël matukaay yooyu ngir rek moytandiku lépp lu nga xamante ni mën na fee indi feebar bi loolu nag mën nañoo am njort bu rafet ne xëy na des koy jëmal ci ay bés yu ñu dëgmal ndax ñi nga xamante ni ñoom ñooy saytu kaaraange yi di force de défense et de sécurité yi ñoom tamit bokk nañu ci comité régional de gestion des épidémies kon ñoom yëm naa ne bu ñu wàccee ci terrain bi topp askan bi xëy na askan woowu dina fexe ba sàmm ak ndogal bu yees googu nga xamante ni tukkee na ci kilifa yi leneen li nga xamante ni war nañ ko mën a yokk rek aju ci sensibilisation bi ak prévention bi aju ci feebar bi di Covid-19 mooy li nga xamante ne ni mooy wàllu assainissement ak hygiène fii ci Kaolack ku ko wax nag sa xel day dem ci canaux à ciel ouvert yi waaye tamit ndox yi nga xamante ni ñooy faral di bal jóge ci canal d'évacuation yi loolu nag doon na loo xamante ni indi na njàqare loolu ci boppu askan wi tax sax ñuy sàkku ci kilifa yi ñu jéem caa indi gindi ca na mu gën a gaawe ndax mënuñoo xam ne feebar bi di coronavirus set la laajte ba pare ñu gis ne ci yenn ci quartier yi nag vraiment salte na xeetu salte koo xamante ni jéggi na dayo te loolu li koy gën a firndeel mooy canaux à ciel ouvert yi ak ndox yooyu nga xamante ni ndox yu bon la di bal yenn saay sax bay dem ci dugg ci yenn ci ay kër yoo xamante ni ñu ngi nekk fii ci ay gox yu fasantikoo lu ci mel ni am nay quartier yu nekk Medina Baye ya nga xamante ni dem nañ fa gis nañu ndox mi ni muy bàlli di dugg ci kër yi loolu nag indi njàqare ci askan wi tax ñuy sàkku ci kilifa yi ñu ut ay solution ca na mu gën a gaawe ngir rek mooy tandiku salte boobu noonu bokk ci li nga xamante ni ab borox ndalu la ngir rek gën a yombal lépp lu aju ci contamination feebar boobu di coronavirus ndax feebar la boo xamante ni set la laajte. Modou Sène ñu bàyyee ko Kaolack utali Touba foofee góor ndak loo moo ñu fa toogal. dem leen nag jàmm ci dëkk bu sell bi di Touba Mbacké fi nga xamante ne nag situation bi jamono ji tembe mu ngi indi jeexi jaaxa ci askan wi ginnaaw ba li nga xamante ni moo di transmission communautaire day cas yoo xamante ne ni kenn xamul ku la wàll mu ngi tàmbalee law ci diwaan bi loolee nag indi jeexi jaaxa tax na nag ci marché Ocass ñu nemmeeku woon fa
benn cas communautaire naka noonu ci l'hôpital Matlaboul Fawzeyni ci loolee nag jàngoro ji di law ba alawtiku it Mbàkke mi nga xamante ni muccoon na ba jamono ji ci jàngoro ji waaye démb moom kaaw yu njëkk jóge ci transmission communautaire loolee tax na ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor paj meeg paju gi jóg taxaw yëkkati kàddu bay sàkku sax ci ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo yor dem beeg dikk bi ñu dakkal kaar yi nga xamante ni ñoom ñooy daw ci diggante Touba ak Mbacké ngir mën a faagaagal jàngoro joojee bu dee gouverneur bi nga xamante ni moom moo nekk ci njaareem di Gorgui Mbaye moom nag mu ngi xam leen daal marché Ocass sax boo mayiwul daañu ko tëj fii ak ay fan yu néew bu ko defee te loolee bokk ci xeexub jàngoro jile jàpp nañ ne daal ci Touba ginnaaw ba nga xamante ne ni jàngoro ji xawoon na demoon ba dal xel waaye fi mu toll nii nag fitna jógaat na ak cas yi nga xamante ni moom moo fii feeñ day cas de transmission communautaire loolee nag tax na nag askan wi ku ci nekk daal di jël ay matuwaay ngir mën a mucc ci loolu loolu la ñu mën a jàpp ci diwaan bu sell bi di Touba Mbacké. Gora Ndaklo jërëjëf bu ñu jógee Touba dañuy daal di dem ba Ndar fekk fa Momar Alice Niang. jërëjëf Oumou Khayri fii ci diwaanu Ndar nag dogal bi nga xamante ni moo jógee ci ministère mu jëm ci nag masque yi ñu koy sol obligatoirement loolee tey citoyen yu bari bi ñu yeewoo di jëm ci yenn bërëb yu mel nag l'hôpital yu mel nag banque yi mujj ñu dugg ci bërëb yooyee ndax dañu fekk ca buntu ba ay garde yu taxaw daal ni leen bu ngeen amul masque yi léegi bërëb yi dootu leen fi dugg mu nekk nag mesure bu nga xamante ni mesure bu am solo la pour wane rek ni fii moom appliqué nañ ko bu baax a baax lu jëm ci masque yooyu également gis nañ ni tailleur yi ñu ngi koy defar di ko jaay ci télé bi waaye nag jaay boobu dafa am lu ci ñuul mooy dafa am ñu bari ñoo xamante ni dañu ñëw pour jënd masque bi di ko natt maanaam di essayer boo ko nattee bu baaxul nga delloo ko te bu fekkente ni nit ki natt masque bi dafa am doomu jàngoro bu mën na koo jox keneen loolee nag tax na am ñu jóg di ci def wàllu sensibilisation boo xamante ni sensibilisation bu am solo la ci beneen fànn préfet bu département bu Saint-Louis tey ji nag dafa ànd ak limu takk der bu takku ñu wàcc nag ci fa li nga xamante ni moo di marché bu jàmmalaay fa ca quai de pêche ba fa ñuy jaayee jën jublu woon ci rek doon xool est-ce que digle yi nga xamante ni autorités yi joxe nañ ko nit ñay dem ca bërëb boobu di fa jaay wala ñuy jënd ñu ngi dëppoo ak digle yooyu profité na ci descente boobu nag gën a waxtaan gën a sensibiliser ñi nga xamante ni ñoo di kilifa ya nekk ca bërëb boobu nga xamante ni moo di quai de pêche bu jàmmalaay ci lu jëm ci nag feebar bi ci boppam ci fii nag gëj nañu fi nemmiku ay cas waaye nag teewul équipe bu district sanitaire ak région médicale ñu ngi wéy ba tey ci terrain bi di gëstu waaye di topp fépp fu nga xamante ni am na alerte bu ñu leen fa xamal ngir nag ñu fexe daal ba doomu jàngoro bi law bi muy law ñu mën koo faagagal bu baax a baax fii ci diwaanum Ndar soxna Oumou Khayri Bass. Momar Alice Niang jërëjëf si noonu sax la ñuy ndax keppee bi la jotaayu xibaar mbokk yi jërë ngeen jëf si teewlu gi si kanam tuuti beneen jotaayu xibaar ngeen di ci ànd ak Assane Gueye jërë ngeen jëf.